siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. dégg naa sànq kii wax Akhenaton am na lu mu wax ndax déglu naa revue de presse Ahmed Aïdara bi ak bi mu def revue de titre bi mu interpellé Akhenaton tamit def na riposte sànq ci live am bi bët ci benn côté damay d'accord ci Akhenaton lu mu waxee parce que dafa joxe version ak li mu xalaat ak en plus demander question dafa laaj donc bu laajee Ahmed Aïdara bu mënee tontu day tontu bu mënul tontu mu kii parce que nekkul dafa noonu ak moom en réalité il faut que ñu bañ a jël Akhenaton ak Ahmed Aïdara ñu bañ a jël affaire bi yóbbu ko foo xam nekku fa. Akhenaton dafa laaj question Ahmed Aïdara bu ko war a tontu mu tontu su ko mënul tontu mu zappé question bi mais Ahmed Aïdara day liggéey ci combat bi comme quoi que lim ci def rëy na trop te ñëpp dañuy rafetlu Ahmed Aïdara nu muy taxawee Akhenaton tamit nekk ci combat bi kon donc ñoom ñaar waruñu am ay altercation parce que gënul ci combat bi. donc Ahmed Aïdara bu fekkente ni comme li ma wax moom tamit maire Guédiawaye lay aspiré pour diriger am na ay patriotes yoo xamante ni ñu ngi ci biir dañuy déglu Akhenaton donc moom soxlawul ay këréel instant bi Ahmed Aïdara il faut que tamit lu ci bëri xel moo koy def il faut que lu bëri xel moo koy def parce que yow mënoon espérer pour nga da nga bëgg a nekk maire Guédiawaye Akhenaton aspiré wul pour jiite dara yow da nga bëgg a nekk maire Guédiawaye donc yow da nga soxla addition mais soxla soustraction donc yow da nga soxla ay nit Ahmed Aïdara mais bul jël ay créer ay këréel damay tontu fii damay wax lii non non soxla woo loolu instant bi c'est pas le moment donc même bu fekkoon da ngay nax nit ñi sax c'est pas le moment ngay dugg ci ay këréel yooyu noonu affaire bord de fontaine ñëw nekk fii kii wax na lii kii wax na lii you know loolu kii parce que ñëpp patriotes yi mën naa ni 80% ci patriotes dañu lay déglu il aime bien ce que tu fais te ñu ngi lay bàyyi xel donc nag yow bul dindi ci lancé boobu nga nekk kon ne sa état bi nga amal wax ak affaire de journalisme ak sa revue de presse mais bul dugg ci ay jiw nee naa ko jox ma lii loolu non non loolu du yow Ahmed Aïdara parce que man presque des années aw ma du may déglu lu dul si loo def dinaa ko déglu noo defee sa plateau j'aime bien mais boo bëggee Akhenaton wax dara nga tontu ko suba keneen dina wax nga war ko tontu ginnaaw suba keneen wax nga tontu bu yàggee attaques yu bëri nga noonoog booy yi nga xam ñoo lay supporté nga noonoog booy yi nga xam ñoom ñooy taxaw pour ni ay patriotes lan donc loolu baaxul quoi. non non Linguère jor nga bloqué dama leen bàyyi ñu déglu ñu man waa APR samay waay lañ damay des fois fi laay nekk di kaañoon ak ñoom galaan ñoom xam nañ sama position but still dañuy nekk sama live dañ may demander ami non aw ma problème ak ñoom Linguère Ahmed Aïdara daal côté boobu bëgguma parce que Akhenaton li muy wax tamit ñun ay nit lañ am nañ droit li ñuy xalaat ak li ñuy jot ak information yi ñu jot ñu koy véhiculer en plus am na ñeneen ñu ci war a jot ñu demander question loolu benn la deuxième bi mooy li Akhenaton wax xel da koy nangu des fois parce que li mu wax ni Bougane ñëw na man meeting Guédiawaye maa ngi foon toog bi nga toogee ci wetu Sonko ak Bougane génn daal ne Pastef gëm sa bopp ñu yëkkati loxo tàcc foofu man ak Ousmane Diagne ñoo bokk toog ñoo ànd dem foofu yëpp rafetlu geste yi ngay def mais bu ñu demee ba veille de élection Bougane dem ànd ak Idrissa Seck donc foofu nit ñi man bokk en personne nekkoon koo xamante ni yàlla dimbali na ma yaa seen a jàll li ma ci siiwee ci loxo Bougane la ko yàlla jaarale man bi mu defee loolu dama am déception parce que gisuma woon Bougane dem ànd ak Idrissa Seck dama gisoon Bougane amul ku muy àndal ku dul Sonko parce que dama gëm ni dafa bëgg a jox jeunesse bi liggéey dafa gëm ni loolu laa gëm so des fois am na noo xamante nit bu ko defee rek da ngay commencé am doubt ci moom mooy doubt di douter ci moom ndax li mu def war na ko def donc loolu moo indi doubt bi Bougane am tey ci nit ñu bëri patriote yu bëri buñ ko waxee buñ ko waxul dañuy am doubt seen xol est-ce que Bougane mi sincère na ci lu muy def donte mu ngi def yu bëri mais nit ñi dana est-ce que sincère na ci lu muy def parce que à un moment munoo di def double visage da ngay def comme Barthélémy rek nga straight up nga contre ñu dem ci mu jeex ndax élection présidentielle kuñ ko waxul Bougane Barthélémy mosul nangu Khalifa Sall jàppale Idriss Seck da ko opposé mais Khalifa moom parti moo jiite parti bi donc kàddoom mooy dem mais Barthélémy naa ménagé aucun effort pour jàppale Idriss Seck parce que gëmul loolu moom Sonko la gëmul li muy def moo ci mën a génne Sénégalais yi donc ñun foofu lañ doon xaar Bougane donc bu loolu amee nag Akhenaton donc am na droit mu posé wu question ci yenn yi mais man comme dama nekk koo xamante ni Ahmed Aïdara je t'estime beaucoup te dafa nekk koo xamante ni j'aime bien ce que tu fais damay wax ni bul dugg ci ay querelle
kii day wax dama koy tontu suba damay dem laajte ji loolu du yow te boo ci duggee doo ci am ndam parce que gënul ci yow parce que da nga aspirer jiite da nga aspirer dox lu bëri parce que say boo yu bëri ay ñoom Pape Fall ñuy sonn ngir yow ci géejawaay laa bokk ñun ñëpp GLB dama leen a xam ñuy sama waay ñu am confiance ci yow donc kon bul dugg ci ay kuréel damay attaqué teg ñii te boo ci duggee ala kulli al te loolu maa leen ko wallaahi képp ku dugg kuréel ci jàkkaarloog patriote yi waxu moom Ahmed Aïdara da nga jug pour jàkkaarloog patriote yi dama ko waxee noonu rek quoi parce que mais yaa nga mag parti boo xam dañoo ànd ak Akhenaton ci patriote lañ bokk képp ku jël combat da ngay jàkkaarloog patriote yi mosoo cee am ndam te doo ci mës a am ndaw ila abat parce que ay jeunes lañ te islam moo ni xam-xam moo ni ay ndaw lépp lu ñu song di ci xeex tôt ou tard ñooy am ndaw parce que lu mu leen di jaral du ko jaral mag donc il faut que Ahmed Aïdara côté boobu nga génn ci quoi ndaxte plateau télé nga yor donc moo ko jëlee def ko arme tamit réseaux sociaux yi moom mel noo xamante ni Sonko candidat réseaux sociaux la woon un moment Sonko nightmare la ci waa gouvernement bi mooy ay gént la dafa metti xalaat fu ñu tourné ñu ngi seen bopp bi yëpp Sonko tourmentisé na ko parce que bi ñuy départ réseaux sociaux la ñu doon wax ñu ñëw ak kii peut-être jàpp naa ne man Ousmane Sonko élection yi bàyyi am na lu ma 18%. donc bu ñu waxee 15% et quelque 15 600 whatever man gëm naa ne ëppal na loolu te actuellement yaakaar naa pour l'instant nit ci électorat au Sénégal ñu ngi 50% yi toog ci donc kon te candidat réseaux sociaux la ñu doon jiiñ donc te man am naa yéene ci ni ngay waxee ni da nga bëgg maire Guédiawaye nga jël ko pour ñu xool parce que yaa ngi wane doomu Guédiawaye nga bëgg nga am naa yéene boobu nga jël comme ni may waxee ne am naa yéene Barthélémy Dias nekk maire Dakar mais Akhenaton dafa wax lu am solo mooy ñun benn ci man ma koy compter ñun nous sommes des sympathisants de Pastef nous sommes des sympathisants de sang bi dañuy liggéey pour moom xoolañu ci moom buy Akhenaton is gonna be the same thing day liggéey ngir sang bi day liggéey ngir parti bi avance day liggéey pour éveiller nit ñi donc xaarañu ci Ousmane Sonko mu jox ñu ay ordre bu tegee ordam bu fekkente ne caaxaan ay sang bi yooyu jëlee nañu affaire sang beeg affaire yooyu may def pour propagande wax suñu bëggee ci moom bu loolu jeexee ku dul Ousmane Sonko sax faalawuñ ko dañ koy jël teg ne bu dëgg taxawee pour wan leen ni ne à un moment ñun dañoo réalistique nekkul ni dañoo dof ba li Ousmane Sonko def dañuy ànd ak moom dañuy xalaat mais ay sympathisants lañ yoo xamante ni même bu Ousmane Sonko génnoon dénigré Akhenaton dina am ay patriotes yu ne ko Akhenaton continuer xeex bi nga xeex ko parce que tamit à un moment xeex bi c'est pas que jëmmi Ousmane Sonko moo ci ñor nekkul moo tax ñu koy def nous sommes des patriotes nous sommes des Sénégalais dignes fils donc gu gëm réew mi donc dafa li mu la wax noonu dafa am solo te Akhenaton doo foofu mu teg baaraamam parce que man kenn mësul dégg ma wax ci affaire Akhenaton parce que man liveur yi may waxal bëriwul Issa Diène la boo leen calculer matuñu 5 personnes parce que man nekkuma ci ay affaire de coalition affaire ànd dugal yooyu man sama yëf style bopp laa ba bu waxee loo xamante ni dafa am solo dama naa ne lii Akhenaton wax dafa am solo parce que Ousmane Sonko buy wax léegi la plupart dana ak samay sympathisants parce que man su ma leen limalee ñi yor xeexu Ousmane Sonko fii ci réseaux sociaux yi boo ci génnee ñi am carte membre Pastef matuñu 10% wala 15%. 90% wala 85% yi ngeen dégg ñu ëpp doole gën a bëri ñu leen suivre kenn amu ci carte Pastef kon donc Ousmane Sonko a bien su que ni ay sympathisants la am donc sympathisant nag comme man lay mel day yor kàddu boppam ay waxam Pastef tënk ko lu may gis luy defaral parti bi dama koy wax dama koy def bu sanction jotee nag nañ ma sanctionné bu jóg police jotee nañ ma jóg yóbbu police bu tëj jotee nañ ma tëj mais boobaa waxuma ci turu parti bi amul leneen lu engagé ci waxam parti bi samay wax amul lu ci engagé parti bi waxu Akhenaton amul lu engagé parti bi waxu keneen ak keneen j'en passe mën naa wax ay tur bëgguma wax ay tur parce que peut-être yéen ab xamoo leen ne ñooñu am nañ carte membre wala amuñ carte membre moo tax bëgguma wax ay tur mais dama ni 85% ñiy def live di xeex ngir Pastef amuñu carte membre c'est des sympathisants yu bëgg Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko comprendre na loolu ba tax léegi buy wax dinaan samay militants ak les sympathisants donc dafa leer ci boppam dafa leer ci bopp Ousmane Sonko que ni boo moytu sympathisants yi sax est-ce que ëpp ñu militants yi ndax am na ñoo xam ne waxuñu live ñu mais ñu ngi toog nekk ay sympathisants di xaar ñu ni piip ñu dem votal Sonko donc kon
Pastef projet bi c'est pas un projet boo xamante ni c'est un projet boo xam c'est absurde like you know da ngay c'est bien étudié ñu koy topp c'est dañoo yor xel di xalaat xam ni projet bii bu ñu ko toppee ba cappaandoolu mooy liy doxal Sénégal mooy liy décoller Sénégal donc loolu moo tax bëggoon naa mentionner foofu ci côté Akhenaton mais tamit di moytuloo Ahmed Aïdara yenn yi parce que boo toppee sa émotion wala sa comment dire like your feeling mën nga génn def ay attaques yoo xamante ni dalay yàqal mais du la defaral te am na rakku Macky Sall mooy booy bu ñuul bi rek borom biir bu rëy bi booy bu ñaaw boobu yàqantuwul nga am yii la bëgg nga am ko affaire détails yu ndaw yi boo ci duggee rek da nga koy may atu day gën a mën a toog ci tànkam day gën a mën a basé wu te ku am ak yow këral dalay xeex te ku la xeex dafa mel ni l'ami de ton ennemi est ton ennemi l'ami de ton ennemi est ton ami donc dañuy dem ba am lu ñuy liggéey mën na jariñ Alioune Sall te doolu boobaa du la arrangé soo yow soxla woo loolu pour l'instant Ahmed Aïdara soxla woo loolu quoi yow li nga soxla mooy dajale fédéré mouvement yi nekk Géejawaay parti politique yi la mën a jàppale pour nga accéder li nga soxla boo ko soxlaa mu jariñ sénégalais yi mu jariñ waa Géejawaay loolu mooy sa liggéey mais pas kii nee na ma nee naa ko damay non bul dugg ci gàmm boobu dafa suufee de trop bu ci dugg. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la